mbokk yi asalaamaaleykum seen émission seen jotaay tey nag ñu ngi koy seq ak professeur Serigne Babacar Diop. conseil régional bu Thiès président maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Ahmed. di fàttali rek ne tamit moom sëñ Babacar Diop mii nag moo njëkk a nekk directeur de cabinet wu président Macky Sall bi muy njëkk a nekk ba muy nekk ministre pour la première fois énergie ak hydraulique. mine énergie hydraulique. ak hydraulique. waaw ba tax na nag occasion la ñu ubbee laaj yi nag ci lu jëm ci wàllum mbirum Sénélec bii nga xam ne actualité la nan nga ko gisee. nekkoon fa tam PCA newoon nga tam PCA au Sénélec. waaw benn jamono. waaw Ahmed maa ngi lay dellu di la nuyu di ci profiter di nuyuwaale sunu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan. di leen masawu ci xew-xew yu am rek ci jamono yi te xaw a dis ci ñoom. di ñëw aussi di wax tuuti ci li xew Sénélec donte bugguma ci sori mënuma ci sori aussi ndax nekk naa foofu jóge fa am ñeneen ñu fa nekk liggéey ba ma gëj ci donc am actualité bu bees bu fa nekk boo xam ni nekkuñu ci biir kon wax ji dañ koy gàttale wax ci principe. principe bi nag mooy ci république la ñu nekk ay loi ak ay règlement ñoo ko régir ñoo ko yore mu nekk tam organisation boo xam ne dafa am hiérarchie président de la république nommé un ministre par décret mais def ko mu yilif un directeur général kooku itam décret nommé ko mu posé wu problème boo xam ne tey bu ñu ne ñaar ñëpp décret leen nommé dañuy jàpp ni que leen nommé bu crise naree am te yàgg moom dafa war a arbitrer. est-ce que crise war naa ñoom ñaar ñëpp décret waaye ministre bi mooy kilifa wu kële. ministre bi mooy kilifa wu kële. mais kële itam am na responsabilité boppam responsabilité gestion kër ga mu yore dafa am responsabilité gestion boo xam ci ay mbaggam la nekk. résultat kër ga moom la ñu koy laaj directement balaa ñu koy laaj ministre ay orientation lay joxe ministre ay directive lay joxe mais ke moom moo yor liggéey bi moo yore gestion bi bu fa dara yàqu ëllëg wala dara sooxe ca gestion ba moom la ñuy jëkk interpellé laaj ko ndax ministre du dugg ci gestion bi mais teewul nag moom mooy kilifa gi normalement bu ñu demee ba réeroo nar a am ci ki nga xam ne bi mooy kilifa gi ak ki nu yilif ñaar mooy maanaam kilifa gi am doole jumat sëkk mu ni kii mënuma ko yilif ba pare ñuy weccoo ay procédés yoo xam ne nekkul de bon procédé mu utiliser pouvoir am proposer ñu changer ko fa ne man am nag pouvoir de proposition wax président ne ko dama bëgg kii na dem mën na ko def wala kooka dem ba xam ni sentirul à l'aise te loolu yombul Sénégal ndax nga gis ko ni man kat jiw ak sama kilifa damay dem yombul surtout bu ngeen bakkee ne même type d'acte bi réglementaire moo leen nommé kon da ngay daal di bëgg a toog sa place def sa liggéey waaye ki nga xam ne moo leen nommé nag moo warul seetaan coow li di continuer ci seen biir parce que xam na moom fan la difficulté bi nekk ndax kenn mënul jàpp ni président de la république société bu am importance ba toll ni Sénélec mën na am problème te xamul problème fa mu tàmbale ak fa mu yem kon normalement pouvoir d'arbitrage am daf ko war a doxal ci kaw ne leen dal leen ñëpp dal mu xool mesures yi mu war a jël mu ne jaar leen fii wala boog bu fekkente ne dal gi mënul am mu xool moom nan lay imposer ordre am bu amee ko war a dem kooka dem bu waree am ko toog kooka toog. est-ce que li mandargaalu ne kon politique daal moom mooy lal yenn saa yi suñu gestion suñu yorin gi. waa xam nga léegi li tax loolu du dàqu mooy ay jamono ca ginnaaw ci jamonoy Senghor ak Abdou Diouf ministre yi ñoo daan gën a nekk ci politique que directeur généraux yi mais bi ñu demee ba président Wade ñëw daanaka ñu bari ñu nekk ci équipe am daf leen doon proposer pour ñu dem liggéeyal ko pour renforcer pouvoir am may ko politique yi mu bëgg a def mu def ko
yàlla dogal président Wade dem Macky Sall ñëw le président Macky Sall ñëw nekkoon nag ndongol président Wade donc boo xoolee ci démarche am ni président Wade daan doxalee lu ko ci arrangé rek bàyyiwu ko. li ko ci arrangé yëpp lu ko ci arrangé ci ni président Wade doon doxale lu ko ci arrangé rek bàyyiwu ko. maanaam indiwu ci coppite. indiwu ci benn coppite. ci li Wade doon def. la ko ci arrangé. la ko ci arrangé. dindiwu cee dara. waaye xam nga Wade la Sall la donc doxali ni mën na am fu mu wutee loolu mas naa ko dund ak benn ministre boo xam sama wëllëri la woon mu demoon ba président Wade bëgg a relever benn ci ay directeurs généraux mu wax ma ko ma dem bureau mu toog man ma président Wade dafa bëgg a relever DG bi ma ne ko lu ci sa xalaat mën ma noo boo son na ko bëgg a relever ma jàpp ci ba mu bàyyi ko ma ne ko bi yoon na mën a bi yoon tam dinaa ci jàpp fekk xam naa ni am na ñu ca wax pour moom ministre bi mu jàpp ci xam nga koo mën a fexe bañ téye ko kon normalement war ngaa mën a fexe bañ jëlee ko fa alors ma dem ba naan ko soo waxee ba président Wade bàyyi ko ak ni ma yaakaar ne xamee naa ko ni beneen yoon bu dikkee yow la fiy jëlee ba yàgg man Sénégal de dafa nekk ni léeg-léeg nga wax mais duñ la dégg te wax neexul dégg neex naa ci mandu beneen yoon bu mu dikkee moom ministre ba la Wade yëkkati bàyyi fa DG ba ka Wade nommé nouveau ministre ba DG ba dafa moom nii toog na fa ba ne fa président Wade jógee. te jógee waatu fa. D'accord. pour wax la rek ni la kon. am na fu bu fa tolloo bu fekkente ni kii pouvoir am doyul pour mu mën a jël décision ni fi ki jóge ka nga xam ne moo leen nommé ñaar ñëpp moom mu war a jël les décisions qui s'imposent. parce que république mën la doxee nii di dem. D'accord. Gis nañ nag li xew nii di wàllum feebar bi nga xam ne moo nekk ci àddina fii nag jël nañ fi ay loi d'habilitation beeg def nañ couvre-feu fii def nañu fee état d'urgence beeg 1000 milliards yeeg yëpp daal. yow bi nga gisee mbir mi loolu laajoon na ko. xam nga laaj na ko quand même ak nu mu mën a demee laaj na ko parce que dafa am situation yoo xam ni bu dalee ci réew dafay laaj. ña seq réew ma ñëpp bokk fu ñu xool bokk fu ñu jublu déggoo ci nañuy saytoo mbir ma ba bu dee luy lore ña cee loru du bari donc kon principe bu may président mu gouverner par ordonnance pour diir bu gàtt parce que nag aussi lu ci nekk dañ ko encadrer loi bi nag bu fekkee dafa am lu la may encadrer ko yow nga invoquer possibilité yàlla loi bi may bañ jox la ko lu ci ne fam ko yemale boo fa eggee da nga war a taxaw waroo dugg ba ci biir ni toog naa wala jël naa li ma loi bi jox ba pare waaye fa nga xam ne bu ma fa eggee dane ma taxawal ma fa eggee damay saragal dem loolu warul nekk. 3 mois bu jeexee dafa war a taxaw. dafa war a taxaw bu ñu la nee boo eggee fii taxawal boo fa eggee taxawal bu doon da ngay taxaw diir sax dem xool xam ni. kat taxawaay bi taxaw nga waaye taxawaay bi laaj na nga demandé waat nga xoolaat nooy renouveler procédure boobu bu fekkee ne loi bi may na la man nag du ma spécial ci question boobu mais li ma jàpp mooy loi daal ñaar moo mën am boo ko respecté mu dooleel la boo ko ñàkkee respecté mu néewal la doole su la néewalul doole ci sa doxalin néewal la doole ci xelu nit ñi ak seen xol ndax boo weddee li leen boole ku mën a wax ak ku mënta wax yépp mën nañ laa weddi ci seen xol weddi la ci seen xel parce que dañ naan li ñu tënk la yow saa yoo ci tolloo doon nangoo tënku moo tax respecter loi dafay dooleel kilifa. non nan nga gisee répartition wa xaalis biñ ci waxoon ba ay dëmbooj sax mi ngi sàkku ñu dugal ay demande ca taabalu Moustapha Niass ak kit alimentaire yi lekk gi boobee ba léegi am na commune yu jotul yéexul wala. yéex na
dese naa leer aussi te xam nga mbiru ceeb ba ma déggee ceeb bi déjà laa ni bonjour les dégâts bonjour les problèmes parce que ceeb mënoo koo xool rek gis ay camions yu ñu gaaree wala ay stock yu ñu teg nga natt ko ak sa bët ni lii nangam la luñ la ni moom la am na quantité bu ca yeggee buñ la nee lii la bu ko matee ak bu ko matul yow doo ca mën a am loola leer ndax sa bët doyul pour nga xayma ko te léegi àddina bi développé na façon boo xam ni mën nañu dimbal ay nit te duñ jël ay parce que coût yi ceeb bi ak diwlin jeeg suukar ji coût yi mu entraîné dafa ëpp ndax transport yeeg jënd yeeg bari na lu ci dugg loo xam ni yeneen xaalis yu mën a dem ci nit ñi te demul ci ñoom parce que ñaari système mënoon am te avec tous les moyens de transfert d'argent mën nañu cibler ci benn bis wala ci lu matul semaine ñoom ñëpp lañ leen war a jox ñu définir montant bi ni tey kat war nañoo joxe 100 milliards yu dem ci nit ñi ñu jël cible yi par transfert d'argent def ay division xool ndax am nañ fichier am nañ ay chef de village am na ay chef de quartier am nañu ay administrateurs civils ay préfet ay sous-préfet donc mën nañ am un ensemble d'informations boo xam ni bu ñu xasee décider ne tey dinañ séddale xaalis bi mën nañ utiliser le transfert d'argent wala képp koo xam ne yow da ngaa war ko ne dem laaj booy laaj yi nga joxe sa numéro bi nga xam mën nañ la caa defal transfert képp ku am téléphone rek mën nga am transfert d'argent mën nañ utiliser système boobu parce que Côte d'Ivoire utiliser nañ ko fa beneen bi ci des tey mën nañ fexe ci moyen boo xam ni de façon certaine sénégalais bu nekk nga am ak nga ñàkk di nga ci jot xam nga ndox mi courant bi tey pour nit ñi jot ci seen ndimbal jafewul facture de ñu ne la bu dee ndox mi kat bu facture bi demee ba àgg nangam état bi moo la koy jëlal tarif social état bi moo la koy jëlal soo ko jigee li ci des yaa koy mottalee sa bopp courant bi ñun la may nañ la nangami kilowatt heure boo yóbboo sa facture courant ñu ne la non non état bi jël na ko en charge nga yóbbu sa facture ñu état bi jël na en charge lii moo ci des wala dara des ci jëlal nañ la lépp kon yow déjà am na xaalis boo war a ne génnul kon xaalis boobu lu ñu la may la kon loolu tam mën nañ ko def ci denrée yi par exemple ñu ne dinañ jël diiru 1 mois ou 2 mois ou 3 mois c'est selon yoo xam ne bii 1000 milliards yooyu ñun yor nañ ko kilo ceeb fa mu doon jaree 300 francs ñu ne na fay jar ñaar fukki dërëm litre diwlin fa mu doon jaree ñaar téeméer ñu ne na fay jar téeméer wala na fay jar juróom-ñett fukk kees suukar fa mu doon jaree ñaar téeméer wala mu fay jaree téeméer ak ñaar fukk ñu ne nañ ko wàññi ba juróom-ñett fukk wala ba juróom-ñaar fukk wàññi saabu bu booba amul benn sénégalais boo xam ne ak koo mën a doon di nga toog weeru lëmm te doo soxla ceeb mbaa suukar mbaa dëwlin mbaa saabu mbaa yeneen jumtuwaay ci sa biir kër. d'accord teg déjà ñu teggi impôts yi ñu ci teg ba pare aussi jël xaalis li nga xam ne bii commerçant yi war nañ ko tegal pour mën a jaay normalement ñu jël ci 1000 milliards ya xool nu ñu leen ko cay subventionné. wala am charge yu ñu leen donc état mën na organiser wu. ba Sénégalais bu dee yëg ni tey ñu ngi lay taxaw te duñu yénne ay ceeb ak diwlin ñi naan kii ji waruñu ko wane jënd fii ak waruñu ko wane jënd nii kii jot nag kii jotul wala lii manqué na ci loolu fi Sénégal toll ci xam-xam ak ci xarañ ak fi àddina bi toll waroon naa mën a ñàkk. d'accord foofu wàllum séddale gi la am na foo waxee ne tam des naa leer c'est-à-dire. waaw des naa leer d'autant que bu ñu toogee ñu naan ki ñu jënd ceeb bi waruñu ko wane jënd ci moom wala am na ñeneen ñoo xam ne ñoo gën a mën a miin ñoo gën a miin liggéey boobu. wala ñu taxaw ñu ne man ñi jënd ceeb xaw ma leen ñu dem ba ci biir ñu naan gis nañ leen ànd nañu wala nanga maa nanga am na donc yooyu ay couac la yoo xam ni yow ma saytu mbir ma man ngaa wax nu doy loola mais man ngaa wax duñ la doyloo parce que nit ñi ñu tuumaal la yomb na nga lay itam yomb na li gën a jafe mooy ñu gëm la kon li am solo mooy nga fexe ba li ngay def bu ñu la laajee boo tontoo la nga wax leer naññ ba kenn xelam du ci am jiixi jaax bu jiixi jaax amee rek nag kon ça veut dire que yow ma def sa defin bu dee da nga koy delluwaat war nga ko xoolaat bu dee da nga koy delluwaat war nga ko xoolaat. xalaat nga ne le 25 bi école yi war na mën a ubbi. xam nga digg le 25 ñëw na ba pare
li tubaab naan décision à l'emporte-pièce moom la ñu war a moytu ak aussi décision yoo xam ne dafa mel ni tâtonnement daf cay bari ndax xam nga dañu waxoon ni le 2 la école di tàmbaliwaat nu wax ko lu mat weer mbaalu ko ëpp tuuti ba nit ñi seen bopp yi xale yi nangu ko ci seen xel jàngalekat yi nangu ko ci seen xel kon yaakaar na nu dem ba le premier ci guddi ñu ni suba kat dootuñu jàngi ñi élan bi nit ñi aman cassé wu xel yi jaxasoo doute installé wu courage bi nit ñi amoon pour reprendre tas kon nit ñi bu ñu leen di jëlaat loolu ni leen jàngi leen war nañ leen a joxaat fit war nañ leen a joxaat yaakaar war nañ leen a joxaat cawarte te loolu ay waxtaan la war a na laaj préparer ci nit ñi préparer ci jàngalekat yi te préparation bi nekkul jël décision rek ni da ngeen di jàngi préparation bi daf ci bokk nga wax leen ni nii ngeen di bu ngeen di jàngi nii ngeen di demee yéen gone yi jàngalekat yi nii ngeen di demee bu ngeen demee nii ngeen fay nekkee wax leen ko ba mu leer ci seen ba seeni xel dal ca waxtaan ci sax nag ak les partenaires sociaux ba ñoom itam ñu porter message bi parce que xam nga bi crise bi amee bi président wootee ñëpp a ko wuy ci mu jël ay mesures ñëpp andi kon lii itam muy mbàllu njàngale mi ñi mu concerné war nañoo mën a jël tuuti temps waxtaan ci ba ñëpp andi. ba ñëpp andi d'accord ñu ñëw nag ci coow li am temps yi ci wàllum suuf fii ci Sénégal nag mbirum littoral bi yeeg corniche bi yeeg coow li de xam naa ne moom bari na dégg naa benn responsable yu nekk sax moom dafa mel ni yéen seen nguur ga woon lañ ko jañax. waaw jaadu na. jaadu na waaw. jaadu na parce que dafa am loo xam ne neexul a gàddu am na loo xam ne neexul a gàddu tekkiwul nag ni nguur ga ñëwoon deful dara nguur gu jëkk ga tekkiwul ni defuñu dara wax dëgg yàlla tekkiwu ko ndax itam ñàkkul décision yoo xam ne jëlan nañ ko mu war na jeex te jeexul xam dafa am loo bu ko nit ki day def nga ñëw gis ni lii ko deful fa mu jaaran bu fa jaarat ba fa jaaree nag ba coow jib nga ne ñee ñoo ko def day mel ni la ñu def ak la nga def da nga koo boole seeyal lii ci biir lee day yomb. pour yow problème foncier ba tey mi ngi am kon ba tey. pour man ba tey mi ngi am te loolu dama koy wax de manière péremptoire loo xam ne dama koy affirmer ndax man dama cee nekk victime personnellement. ah bon personnellement oui. victime bu mel nan. maanaam dama am sama terrain bopp. ñu attribuer ma ko ay at. may fay samay redevance toog ba bis ku bokk ci nguur gi wala ku jege bokk wala koo xam ne mbokkam bari na doole lool ci réew mi woo ma téléphone ne ma diw ma wuyu ko mën ma ndax yaa moom terrain sàngam man quoi loolu damaa ko moom mu ne ma dama ko bëggoon man quoi man moom ma ko ci waxin ndax damaa mu njaboot tolluwuma fu may jël sama terrain di ko jaay te samay doom ñu ngi mag si kon ñoom laa ko fi bàyyil bu ma ko mënee liggéey xeeru boo ko mën la liggéey ba leen yàlla dimbale ñu liggéeyal ko seen bopp mu daal ni karaj ko bi téléphone am waxaatul ak man waxaatuma ak moom booba la nguur gu bees gi soog a ñëw juste ñu dawal 1 an rek bis am ko ma woo téléphone benn kilifa ci domaine ni ma voilà xam nga zone boobu nga am terrain dafa amoon litige ña fa nekk ñëpp woo nañ leen pour ñu dédommager leen yóbbu leen feneen parce que suñu mbokk lébu yi nangam nee nañu ñoom moom foofu et cetera et cetera. fii ci Ndakaaru la. ci Ndakaaru ma ne leen may lébu yi man jox nañ ma terrain bu lu yàgg te lébu mus ci wax nguuru Abdoulaye kenn mus ci wax. xanaa Tobago la wala bokkul ak moom. non bokkul ak Tobago. man maa ngi fay samay redevance boobu ba léegi di leen ko fay chaque année te kenn musuma wax lu jëm ci ni lébu yi nee nañ lii wala lébu yi nee nañ laa. après léegi noonu lañ nangoo sa terrain. nangu boo xam ne sax dafa yéeme tappale yaag fen yaag doyadi gi dama ni may man ban réew laa nekk
lii nag sax baal ma rek amet lii bëgguma ko wax ci télé mais pour dëggal nii ak njubati boo ci tegee sa bët mbaa mu dal ci sa kaw te man damaa yàgg opposition ndax quand même 82 ba 2000 dama koy opposé wu kon opposition jafewuma mais nag su ma sañan dina am lu bu xewee te concerné njabootu président Macky Sall du ma ko wax muy siw bu ma wóoree ni bu ma ko bëggee jot dinaa ko signaler ngir sutura. d'accord mais lii am ci foncier bi sama kaalu ci tuuti la. sa kaalu ci tuuti la. li ma bëgg a wax nag nga baal ma parce que loolu moo gën a important mooy li concerné Sénégal yëpp. xam nga Dakar presqu'île la presqu'île déjà dafa am benn valeur touristique Dakar dafa fees dafa mel ni nen xam nga nen ngelaw amu ci wala partie bu tuuti moo ci am pellicule fu ngelaw di nekk Dakar te dafa mel dañ koo miiree ba mu daj ay likar na ngay am pour xam ni fii géej la pour nga xam ni presqu'île la da ngay ne ci avion tiim ko soo nga xam ni presqu'île la mais boo yoree sa oto di topp ko ni doo xam ni Dakar presqu'île la boo mësaan a jub Tëngéej da ngay xam ni fii am na benn microclimat particulier bu fi nekk léegi da ngay ñëw ba ak si biir Dakar tàngaay wi di la bëgg Dakar dawul tàng yenn tàngaay ay 22 degré 25 degré maximum la daan yow mais léegi Dakar day dem ba 30 et quelque parce que courant marin yi jaaritul fa mu daan jaar kër yi dañoo mel ni ay miir. d'accord doy na wax. laaj bu mujj bi nag professeur mooy nekkoon nga directeur de cabinet au président Macky Sall boobu mu nekk ministre. waaye itam yow yaa nekkoon numéro 2 cadre PDS yi mu jiite woon président Macky Sall boobu ak bii nii yow tey boo ñu doon defal njàngat am na différence wala président moom changé wul. dama lay wax rek lu benn philosophe ma sa wax ci tubaab dafa wax ne dès qu'on est au pouvoir on cesse de savoir mu ne xel mën na ko nangu booy gisee bëti jàmbur di déggee noppi jàmbur bu yàggee ngay xalaate xelum jàmbur boo yàggee xalaate xelum jàmbur bu yàggee ngay waxe làmmiñu jàmbur di jëfe ji koy jàmbur bu boobaa ana nga yow daanaka doo exister ana nga moo tax ak loo mën a xam di ko jële ci ñeneen fexeel ba am loo xam ne yaa koy xamal sa bopp. ñaar yooyu ban la ci Macky Sall nekk tey bi mu nekkee ci nguur wala temps yi mu nekkee ci Ablaye Wade. Normalement bi mu nekkee ci Ablaye Wade kay la waroon jël ay xalaatu jàmbur wala. waa xam nga foofa. wala pour yow instant bi moom xalaatu jàmbur xam nga loolu jagleelu ma ko moom personnellement dama ko wax nii loolu. philosophie bi mu ko wax maanaam ku ne ci nguur. loolu mooy risque bi nga xam ne mën na laa dal léegi nag la lay dimbali yow. ça devait être le contraire. la lay dimbali yow. waaw mooy ak loo mën a xamee ci ñeneen ngay fexe xam nit ñi li ñuy dund fexe xamal sa bopp ci am ñoo xam ne bii mën nañ laa digal te duñu la jay duñu la wor duñu la nax waaye bu fekkee bala laa nit ki digal day déglu day yëddu ba xam li nga bëgg ñu wax ko mu ñëw digal la loola kon nga kooku dalay sànq. naa kon dañoo réer. dama am impression nag ni tey Macky ñaari nit ñoo gën a bari ci wetam ñuy diggaaleeg moom ak ñu koy dugal kii diggaaleeg yow li mu lay wax njariñam da cee ne sa njariñ ne ci doo ca perte mais njariñam moom day assuré ci biir da ngeen a diggaale rek ki lay dugal nag li mu lay wax njariñam mën na caa ne waaye yow sa njariñ du ca ne njariñam mën na caa bañ a nekk sax waaye yow itam sa njariñ moom du ca nekk benn yoon sa loraange rek moo ciy ne ki lay digal nag moom li mu lay wax njariñam mën na caa ne waaye mën na caa bañ a ne du tout te la ci ëpp sax ñaare njariñam du ca ne waaye yow sa njariñ day ne ca biir ci lu wér te décision yi boo gisee ni ñu koy jëlee da ngay toog ba yàgg nga ni mais lan moo xew foofu nag da nga ubbi benn bunt ma bëgg cee profiter nag wax ak suma doomu ndey suma xarit xam nga président Macky on était de bons amis j'utilise le passé ndax nit bu la gëjee gis nga gëj koo gis xamoo lu ne ci moom xamoo lu ne ci yow da ngay def ni mag ñi daan def dama mës a dégg benn góor mu ne boo xafoo ak sa xarit ba ngoon jot ngeen tàggoo ku ne ñibbi këram ngeen xëy dajawaat
te yéen boo ko mosaan a gis da ngeen di njoosante xam nga liñ naan njoos naa la nee na bala nga ko njoos ne ko ndax tey di nga fo wala ne dinaa fo nga ne ko kon njoos naa la wala ne duma fo bu ko njoos ndax boo ko njoosee la ko naqare woon te yëgoo ko mën na la koo sippi loolu moo tax ma waxe noonu te li tax ma wax ko mooy jamono ba ma koy mën a gis di ko dégg xam naa ni nit ku baax la ndax nit ku baax la nag au fond ba tey sax gëm naa ni nit ku baax la mën na juum nag mais nit ku baax la te loolu fi ma ko teg ci wajuram laa ko jëlee wajuram mu jigéen da koo respecté woon loolu jur ko pare fonk ko respecté ko ñeewante ko ba bis ndeysaan ma dem fa seeti ko ndax bu ñu ma saana dem Fatick bu ñu nee tël ci kër gi gars yi dañuy mel ni ay weñ booba ma kii ministre la wala premier ministre bu ñu nee tël fu mu taxaw ñu taxaw fa di signalé wu man saa yu ma masaana teg sama tànk ci kër gi bàyyi naa ko mu dem fa mu jëm man ca maire ba laay jubal nuyu ko ndax relation bi mu am na sama wajur wu jigéen mooy musuma dugg sama kër fekk sama wajur jàdd fente jëkkuma ci néegam nuyu ko kon dama daan jàpp ne bu ma demee itam ci sama kër xarit bala maa def lenn ne wajuram wa fa ne war naa dem nuyu ko ba pare donc am na bis bu sax ñëw naa man maa ko jiitu ci yaayam ndax ba muy dem di dugg ci appartement bay installé wu man jiitu naa ko ci maire ba ba nuyu ko ba fekk ko fa mu am kàddu yu mu wax maire bi ci man ba jóg dem ma toog fa maire bi nag ku ma bëggoon la ku baax yàlla na yàlla yaatal barabam tëdd seral ko leeral ko maire bi ni ma Macky di du li ma ko jure tax waaye ku baax la de ku am yërmande la ma ne tekk di ko déglu mu ni ma am na bis mu war a dem Kaolack jàngi papaam jox ko paas waajal ko joxaale ko xaalis bu muy toogee foofu nee na mu dem gare routière ba mu yàgg mu ñibbisi nee na bu ñëwee ko ma demoo Kaolack ma ni déedéet lu tax demoo mu ne ko yaay daal dama fa fekk benn waay bu ñàkk bu sonn lool ma yërëm ko jox ko li ma yoroon li yaay moom wax xam nga kon kooku nit ku baax moo mën a def loolu waaye nguur moo garaw parce que dalay aj ajal dalay jëy dalay griser ci li tubaab di wax léegi nag day baax boo ci nekkee ngay duggaat sa ruq mën a kan di jotaat sa bopp di am ñoo xam ne tey bu ñu lay xool les yeux dans les yeux lañ lay xool wax la liñ la war Macky war na am conseil yoo xam ni du duñ am ci moom benn poste du leen nommer dara du leen jox dara du leen lijjantil dara loolu day nekk ay citoyens yoo xam ne bu leen laajee dinañ ko mën a wax njëriñu réew mi. D'accord. te élection locale yi ñu jëm. Covid bi warul a tax ñu koy randal ak randalaat parce que dafa am foofu xam ne bu fa eggee élus yi dootuñu am légitimité parce que dañ leen a fal ñi leen faloon dem ba war leen a yeesalaat pal ga ñu dàq ko ñu war a yeesalaat pal gi ñu dàqat ko dañ koy dàq ba kañ kon dañuy dem ba fa ñu nekk légitimité bi nga xam bi kaddu réew mi leen ko waroon jox dootuñu ko am day baax nag parce que moom bañ ko waree fal dañ ko falaata et dañu organiser élection. D'accord. Professeur kon ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax. jërëjëf man it maa ngi lay sant. di la gërëm ci daje bi. di gërëm tam ñi nga xam ni jël nañ seen jot di ñu déglu. tey yaakaar ni li ñu wax dina amal njëriñ réew mi ci kaw ñi nga xam ne ñoo yor décision yi. ñuy bàyyi xel waa Sénégal gis nga un président africain su bëggee am doole day wéeru ci loi gis nga boo wéeruwul ci loi tubaab yi booy liggéey ak ñoom dañ lay wan ni la yow loola neex def dañ lay gëmloo ni la homme fort nga loo bëgg def si réew mën nga ko faa def te pourtant ñoom am na lu boo ko bëggee ci ñoom dañ la ne mënuñu ko parce que suñu réew loi yi mayuñu ko pourquoi ñoom ñu jël seeni loi mu leen di protéger ba am yu boo ko bëggee nañ la non ñun mënuñoo def lii yow mi nga xam ne yaa leen ñoo la ëpp xaalis fuuf mën nañ laa jënd yow ñu gëmloo ni la homme fort nga mën ngaa def loola neex bu loolu xësee dugg ci sa bopp ba nga commencé koo jëflante ak ñoom dootuñu la bàyyi nga génn ci dañ lay ndar képp lu ñëw ñu ne la mën nga ko bu boobaa da ngay dem ba ne yow di nga wan ginnaaw sa réew te fekk yëgoo ko
fekk waroo ko def kon nag loolu yàlla na ci yàlla musal amiin ki nga xam ne moo nu jiite ba muy xool fi muy teg tànkam ba muy wéeru ci loi di ko def kan bi nga xam ni ci moom lay sukkandikoo ci marche bi muy def ci kaw yor réew mi. d'accord mu nekkoon seen émission seen jotaay tey nañu ko doon seq ak professeur Serigne Babacar Diop di leen jox kon dig daje ci beneen numéro incha allah.